Génération FM 93.4. salaamaaleykum auditeurs yi safoo la Génération FM 93.4 seen waxtu xibaar yi ci kàllaama Kocc moo jot li ci gën a fës léegi ñu yeggee leen ko. kuréel gi nekk fii ci Casamance te ëmb jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy def seen kéemtalaay kàttan ngir jaamu dellu si daal nañ jébbal ay kayit yi ñaar ñi nga xam ne bokk nañ ci ñiy labat baatu askan wi fii te njëkk a ñëw fii ci diwaanu Ziguinchor muy professeur El Hadj Issa Sall ak maître Madické Niang ñoom nag jox na yooyu dalal nañ leen di seen mébét ci soxna yi na mooy ñooñu bés bi kenn koo xam ne ñoom falu na ñu daal di def li nga xam ne lii moom mooy wutum jàmm ci Casamance seen soxla ñu dégg ni leen dégg ci biir xibaar yi. kuréel bi nga xam ne moom mooy ëmb ñuy liggéey ci bant fii diwaan Ziguinchor maanaam menuisier yi ñi ngi ñaawlu li nga xam ne lii mooy ñàkk njaaxaanaay bi nga xam ne nguur gi tëddee na ko ci tere bi ñuy tere daggum bant yi fii ci diwaanu Casamance ba tax na ñu amoon jàkkaarloo ak taskat xibaar yi ñaawlu ci li nga xam ne lii rek mooy kumba am ndey amul ndey bi nga xam ne moom la nguur gi nekkee ñu ngeen leen dégg ci biir xibaar yi leen amal nañ li nga xam ne lii nag moom mooy tàmbali xayma xam-xam ci école yi nga xam ñoo nekk département Ziguinchor loolu lañu ko amaloon samedi bi ñu génn ci centre culturel régional tax na rek ba nga xam ne kii nga mooy coordonnateur bi Souleymane bi ay ñëwaat ci njeexintalu li nga xam ne lii mooy jongante yooyu lee li nga xam ne moo jëm ci wàllu zone militaire numéro 5 amal nañ ak seen lëkkaloo ak groupement opérationnel police bu Ziguinchor ab cross samedi bi ñu génn ci état major bu groupement opérationnel bu diwaanu Ziguinchor loolu na li ko tax a jóg rek mooy gën a lëkkale ñi nga xam ne ñi ñoo yor kaaraange ji ci diwaanu Ziguinchor wàllu xibaaru bitim réew ak Alimatu Diatta ak tàggat yaram bu Abbas Seydi ñoo ndara képp xibaar yi nga xam ne ñoom lañ leen di yaatal ci studio lay doon. Génération FM. Moussa Ndaw moo nekk ci kàddu gi DJ Tonsari moo nekk ci wàllu xarala gi ki nga xam ne nii mooy Cheikh Goudiaby moom moo nekk ci wàllu xarala yu bees yi ngeen mën ñu gis ci WhatsApp beeg internet beeg lépp da ko mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek dañ koy tàmbali ak kii kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb ñi nga xam ñoo liggéey ci bant bi ci diwaanu Ziguinchor maanaam menuisier yi ñoom nag li ñuy méttitlu moom mooy kumba am li nga xam moom mooy nekkinu kumba am ndey kumba amul ndey bi ñu nekkee ci li nga xam moom mooy tere daggum bant fii ci diwaanu Casamance ci seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi nag ñi ngi naqaru li nga xam ne lii moom mooy tere gi leen tere bant yi ba pare may ñeneen ñi nga xam ne ñii ñoom lañ mën jàpp ne dañ leen di faral ñu koy def ba tax na daal ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñu ngi ci gën a sonn ba tax na daal menuisier yi ñu ngi ñaan ki nga xam mooy chef de l'État nga xam ne jamono yi ñuy wax mi ngi fi diwaanu Ziguinchor mu jeexal loolu ñu déglu ci Lamine Ba. teg loxo bi nga xam ne nag def nañ ko lu toll si junni planche fan yi ñu génn fa nga xam ne moo di Grand Koulaye dafay wane rek ni li nga xam ne nag moo di dogal ba kilifa yi jël ngir tere ñu dagg àll bi dafa mel ni am na ñi nga xam ne nag ñoom dogal boobee bokkuñ ci te dañuy def li leen neex loolu di xalaat wi nga xam ne nag moo ngi tukkee ci union des menuisiers bu Sénégal section Ziguinchor Sadibou Bodian moom moo jiite union des menuisiers du Sénégal section bu Ziguinchor. simulation la gis nga affaire exploitation bi y a trop d'injustice ñoom xam nañ ko bu baax les autorités là mais fu mu nekk ni actuellement ñun la ñu teree ñun ñu nekk Ziguinchor ñun la ñu teree exploiter mais gars yi ñu ngi exploiter di dem ak moom donc y a une injustice lobule boobu nag injustice boobu mi ngi fi ba léegi dañu bëgg que ça cesse mu arrêté fu mu nekk ni actuellement bu ñu la jàppee ak benn bant sax dañ lay tëj ñu defaree la mais pour lan ban injustice boobu moo war a deñ léegi ñoom ñu ubbi nañ ko ci pet def seen lobule que ça cesse lobule bi ci ñoom la fu mu nekk ni actuellement boo ko toppee sax y a des têtes yoo xam ne ki ils sont dedans nañu bay seen affaire boobu lu ñuy def ñun xam nañ ko. artisan yooyu nee nañu nag ñu ngay profité ci teewaayu njiitu réew mi fii ci Ziguinchor ngir ñaan ko mu fexe ba dogal boobee nga xam ne nag ñu ngi koy amal jamono ji mu gestu ko bu baax a baax Sadibou Bodian. ma ne su ñun dañu d'accord même kër yi sax buñ ko exploiter mais waaw nañu def ñëpp suñuy bay pour ñu exploiter nañu bay ñëpp exploiter ñu war a exploiter ñu war a jox kayit ñu jox leen kayit ñu dem ñu exploiter. union des menuisiers bu Ziguinchor nag fas nañoo yéene ne nañu amal ab plan d'action fi léegi ay fan yu néew bu kilifa yi jëloo ay matukaay ngir gestu nañu amalee dogal boobee nga xam ne nag mooy tere képp góor àll bi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. jërëjëf Lamine Ba mbokk yi ñu àddu jëmale ko ci nga xam ne kuréel gi ëmb jigéen ñi nga xam ñooy wër jàmm fii ci diwaanu Casamance ñoom nag daal nañ jébal ab kayit ki nga xam ne kii moo bokk ci njëkk a ñëw ci Ziguinchor ngir labat baatu askan wi muy professeur El Hadj Issa Sall nga xam ne soxna yooyu dalaloon nañ ko jigéen ñooñu nag li leen tax a jóg rek moom mooy puus ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy labat baatu askan bés bu ñu faloo ñu daal di def li nga xam ne lii moom mooy wutum jàmm fii ci Casamance seen priorité ba tax na ki nga xam ne moom mooy candidat unité rassemblement muy PUR El Hadj Issa Sall daal di nay ànd ak ñoom ci mbir moomu ba tax xamal na leen ne moom ci programme am na ci juróom-benni poñ yu am solo bokk na ci li nga xam ne lii mooy waarum jàmm ak kaaraange li ci gën a am solo sax ci poñ yooyu moom mooy wutum jàmm fii ci diwaanu Casamance ñu déglu ci Amadou Khalilou Diémé.
candidat bu parti de l'unité et du rassemblement PUR El Hadji Issa Sall demoon na fekkee si ajuma bi si benn séance d'audition sous l'égide plateforme des femmes pour la paix en Casamance. candidat bu PUR bi moom mooy premier candidat bi nga xam ne jigéen yu bootu si kuréel boobu auditionné dañ ko interpellé moom El Hadji Issa Sall si programme moom socio-économique ak place bu mu teg Casamance si projet de société am Seynabou Mal Cissé moo yor kaddu jigéen yi nga xam ne ñoo bootu si kuréel boobu. Les femmes souhaitent la fin de ce conflit. fu mu nekk nii jigéen ñi lenn rek a leen soxal mooy xeex bi dakk li ko dalee depuis 1982 jigéen ñi nag sonn nañ di gis li nga xamante ni mooy seen góor yi seen doom yi seen jëkkër yi ñuy xeex ci biir bët saalumu réew mi xeex bi nga xamante ni boo xoolee nit ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan rax ci dolli daa gën a delloo fii di Casamance gannaaw fu mu nekk nii sedd na ba léegi wute naag jàmm ji ndax fu mu nekk nii ñi ngi ci biir ba tey li nga xamante ni mooy ay viol ay braquage ak li nga xamante ni mooy faat bakkanu doomu aadama loolu lay saa su amee nga war a xam ni jàmm ji ba léegi des na fu mu nekk nii dañoo war a def lépp li nga xamante ni mën nañ ko ak sunu doole fu mu mënti toll loolu lépp day wane ni war nañoo def sunu kéemtalaay kàttan ngir delloo si li nga xamante ni mooy jàmm fii ci Casamance. mémorandum bi lay day woote ngir ñu engagé ay négociations yi nga xamante ni yu transparent la ngir jàmm mën a dellu si fii ci Casamance. Avec le MFDC, avec l'association des OSC, les organisations de la société civile, et ce, dès votre accession à la magistrature suprême. candidat Issa Sall moom dafa engagé wu kanam jigéen ñooñu nañ ko teewlu. Je suis signé monsieur El Hadji Issa Sall, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019, m'engage à signer ce mémorandum de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance en toute connaissance de cause et sans pression aucune. Je n'ai reçu aucune pression. Je signe intégralement cet engagement en toute connaissance de cause. En foi de quoi, je déclare sur l'honneur de respecter cet engagement une fois installé à la tête de la magistrature suprême de ce pays. après audition boobu El Hadji Issa Sall demoon na présider benn meeting ci place de Gao bu quartier Bukot fii ci Ziguinchor partisan mi ñoom teeloon nañu dem nekk foofu ci place bi bëri lool accueillir ko wante tamit won ko seen engagement bëgg nañu rek mu doon 5e président bu Sénégal Amady. jërëjëf Amadou Khalid Diémé dañuy des ba tey rek ak kuréelu jigéen ñooñu ñoom it dalaloon nañu beneen candidat muy candidat coalition Madické 2019 moom it dogal bi mu jël rek moom mooy bëgg naa def li nga xam ne lii mooy saafara jafe-jafe bi am fii ci diwaanu Casamance soxlaam bu fekkee Sénégal yi wóolu nañ ko ba dénk ko réew mi Madické ñaa nag ginnaaw ba mu dajeek femme yooyu noonu mi ngi leen di xamal ne rek ci programme am bëgg na ci boole li nga xam ne lii mooy dakkal bépp koo xam ne ki intermédiaire lay doon ci waxtaan wi le ndaxte gis na ne intermédiaire yooyu ñoom ñoo indi jafe-jafe yi nga xam ne ba tax jàmm mënagul dellu si ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. am na mbégte bu rëy pour ñëw fekk fii jigéen ñu am solo yi jigéen ñu dëggu ci doon jigéen ñu bëgg seen réew moo tax ñu bàyyi seen soxla yépp ñëw ni dañu bëgg dox ba jàmm am Casamance jàmm ju am Casamance njariñu ñépp la ndax Casamance li fi xew daf nu metti ba sunu biir xol ñaata bakkan lañ fi faat ñaata nit ñoo tumranke ñaata ndaw ñoo mënul jàng école ñaata loo si lim rek lim bu rëy lay doon nga xam ni kon lii war na fi jóge man nag ñëw bi ma fi ñëw bég naa lool parce que yàgg dugal sama loxo laa si mbirum Casamance man am naa gis-gis bu dëggu si sa Casamance ñaari ponk la ponk bu njëkk bi mooy dialogue direct laay def dootuma jaar si kenn intermédiaire yi ñoo gën jafeel crise bi. kii kooku moom mooy maître Madické Niang mu doon àddu rek ak ci kanamu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy plateforme des femmes pour la paix en Casamance. leneen ci
dañuy dem desbal ci wàllu politique ba léegi mais dañuy dem ba ca diwaanu Goudomp foofu na fédération départementale libérale bu fa nekk nga xam ne moo ëmb maire PDS yi département ba la ñoom ñoo daje dimanche bi ñu génn ngir waxtaanee li nga xam ne ni moo la ñu war a def ba tax na ñoom ñëpp ñu déggoo daal di jàpp ne ñoom coalition Idy 2019 la ñuy àndal pour élection yi ñu jëm ci donte sax ki nga xam ne ki mooy seen njiit di Abdoulaye Wade joxeegul benn dogal ci lu jëm ci loolu ñu déglu ci Djeylani Diatta moom mooy secrétaire général communal bu Djibanaar ci kàddu yu mu dénk suñu naataango Ibrahima Sané. tey dañ fi dajee fédération Goudomp PDS dañu doon seet ban anam la ñu mën a jël si élection yi bi ñu waxtaanee suñu biir franchement waxtaan bu neex dañuy gis ne tey coalition bu gën a fort si Idy lay feetu ñun tamit dañuy décider unanimement que Idy la ñuy soutenir si fédération PDS Goudomp ñu ngi ñaan nag yeneen fédération yi ñu taxaw parce que tey Idy bu gagné PDS ñàkkul Idy bu gagné PDS ñàkkul Idy bu gagné Maître Wade ñàkkul loolu moo tax ñun ñu ne Idy la ñuy supporter si élection yi. ñun campagne bi avancé na xam nga ñun li ñu yàlla may PDS mooy dañuy dëgër dañuy am doole dañuy am force bu ñu eggee tey bokk ak waa Idy day gën a yokk affaire yi rek wóor nañu ne ndam bi moom nañ koy jëli campagne bi dañuy topp waa Idy si meeting yi dañuy bokk ak ñoom def meeting yi mais ñun dañuy privilégier suñu porte à porte parce que ñun tout suñu militants yëpp ñu ngi ñuy déglu. tey à partir de tey ba bés bu ñu la voté dañuy dugg si kër militant yëpp fu militant nekk rek dañ koy topp wax ko lu ñu téye comme décision war na ma ne ça va porter fruit te meeting yi dañ ciy bokk waaw. waa Ñaanga dañuy sol seen tubéy parce que ñoom ay pël lañ. waa Goudomp seet seen caaya. waa feneen seet seen lu ne ñu jóg nag dugg si campagne bi soobu carrément kenn dañuy dem comme di ko wax dañuy dem ba jeex. dogal boobu jaraaf yi nekk ca diwaanu jaraaf PDS nekk diwaanu Goudomp jël neex na ki nga xam ne kii moom mooy coordonnateur comité électoral départemental bu coalition Idy 2019 bu Goudomp muy Jules Souleymane Diallo moom na mi ngi dalal xelu ñi nga xam ne ñooy nekkoon ay xaritam ci parti bi nga xamal leen nekk bu seen ralliement dana tax ba ki nga xam ne kii moom mooy Idriss Seck gagné élection yi ci département Goudomp ñu déglu ko ba tey ci micro Ibrahima Sané. di rafetlu ndaje libéraux yi nekk ci département Goudomp tey c'est seen réunion ñëw nañu en masse les responsables ñi nekk ci département bi yëpp muy maire Niaga muy maire Tanaf muy maire département bi yëpp ñi nekk ci parti Abdoulaye Wade ànd nañ booloo yi ne Idrissa Seck moom la ñuy jàppale ndax ci candidat yi yëpp moo leen doy mooy ki nga xamante ne mun na suqali Sénégal bi nga xamante ne commencé na am ay gàllankoor mooy su suñu biiru département bi ndaxte nguur gi fi nekk su ma ne def na fi ci biiru département bi wala defu fi dara xëy na dina méngoo ki nga xamante ne gisul réalisation mais mënuñu wax dëgg-dëgg lu mu def ci biiru département maire yooyu loolu la ñu comprendre jox seen doole yëpp dajale ko jox ko Idrissa Seck bi nga xamante ne mooy seen frère libéral mooy seen frère bi nga xamante ne jaaraat ci département bi nemmeeku na maire yooyu ñëpp tey décision bu ñu jël ñun ñoo ngi koy rafetlu dal na suñu xel mu ngi dooleel suñu coalition mu ngi dooleel suñu victoire bi nga xamante ne nan nañ ko am ci biiru département bi ñoom nañ xam ne am nañ fi place respect bi nga xamante ne mérité nañ ko ci coalition bi dinañ leen ko jox poids bi nga xamante ne ñoo ngi ànd ak ñoom dinañ leen di jox place boobu maanaam ñun pare nañ ànd nañ pour liggéey ak ñoom pour ñuy yëkkati Idrissa Seck ki nga xamante ne jusqu'à présent libéral ñëw dolli ko doole maanaam sa frère ngay dollil doole lu ñu rafetu la lu ñuy gën a yokk confiance la ci biiru département bi di wax président Idrissa Seck aussi ñoo ngi koy xaar ci biiru département bi ñoo ngi mobiliser ak libéraux yépp ñu nekk ci biiru département bi ñu nekk PDS ñu nekk ci yeneen parti politique ñoo ñëpp ñoo ngi taxaw di ko xaar incha allah accueil bi dina am doole dina bëri mboolo incha allah rabi. Génération FM 93.4. ñu dellu ci diwaanu Ziguinchor àddu ci wàllum njàngale daal nañ amal nag li nga xam ne moom mooy tàmbali jongante xayma xam-xam yi nga xam ne day dajale daara yi nga xam ne ñoo nekk fi ci département bu Ziguinchor tàmbali googu nag ñoo ngi ko amaloon samedi bi ñu génn ci centre culturel régional bu Ziguinchor ndaje boobu nag tax na ba nga xam ne kii nga xam ne moom mooy coordonnateur bi di Souleymane Biaye mu ñëwaat ci li nga xam ne mooy solo si njeexintal jongante xayma xam-xam yooyu le ñu déglu ko ci micro Alimatou Diallo. activité bi ñu ngi koy organiser au niveau de l'IEF de Ziguinchor c'est pour ñu mën a jàppale xale yi yan xale la mooy xale yu nekk CM1 CM2 parce que daf leen di préparer pour entrer en sixième ak CFEE et élèves yi jot a participer ci activité bi la majeure partie dañuy am seen entrée en sixième ak seen CFEE à 100%. waaw activité bi dafay améliorer expression xale yi parce que d'abord dañuy def français ñu def mathématique ñu def éveil et encore dernier volet bi mooy culture générale donc activité la boo xamante ne la plupart des enfants ñuy fay jouer
xale yooyu dañuy exprimer wu bu baax et encore la compétition d'abord c'est au niveau des ci écoles yi la ñuy gën a kii parce que sélection lañ fay def donc maanaam élèves yu xarañ la ñuy jël ci écoles yi indi leen pour ñu mën a jouer activité bi waaw IEF Ziguinchor téeméer école la ak ñaari fukk ak juróom-benn mais daawoo am na juróom-ñeenti fukk école ak ñeent ñoo participé wu ci activité bi. Bon, final bi c'est en fin d'année avant les examens parce que pour jàppale élèves yi donc mënuñu def final bi après examen dañuy def final bi avant examen. ko ngeen dégg moom mooy Souleymane bi ay bokk ci xalaat li nga xam ne mooy xayma xam-xam xale yi nekk ci école élémentaire dañuy des ba tey ci ndaje boobu déglu ci kii di Alpha Bari muy président parents d'élèves bu CMTT Diadio nga xam ne moo fa teewaloon union régionale association parents d'élèves diwaanu Ziguinchor moom na rafetlu na li nga xam ne mooy ndogal bi IEF jël tax tey loolu bokk na ci li nga xam ne dafay gën a yee xale yi ñu déglu ko ba tey ci micro Alimatou Diallo. ay jàngalekat ñoo daje ñu ne dañuy seet seen xale yi ñu ñuy jàngal fan la ñu toll ci jàng bi parce que dañuy nekk ci classe bi ñu jàngal xale yi fànn yu bare tubaab yi ñu ne dañuy jàng grammaire dañuy jàng conjugaison dañuy jàng orthographe dañuy jàng histoire géographie dañuy jàng SVT yenn saa yi sax dañuy yokk anglais dañuy yokk arabe donc yu mel noonu dajale xale yooyu école yu bare école Amad Bari ñëw école Moussa Bari ñëw ñeneen école ñëw ñu dajale xale yi ñu def ay équipe école bu nekk am mbooloo ñu ñuy tànn pour toogal école bi maître bi nag dañuy seet fan fu ñu toll ci lu ñu jàng ci classe bi ci école bi ak maître bi loolu nag dañu leen laaj boobu jàngalekat yi yooyu daje ñu seet vraiment lu ñu jàngale yépp fan la ñu war a jël laaj la ñuy jël ñu bind ko ñëw nag laaj élèves yi laaj xale yi jàng ndongo daara yi suñu leen laajee xale yi su fekkee ne def nañu xel ci seen jàng ci classe bi dañuy joxe réponse bu baax su lu ñu leen laaj dañuy jox vraiment réponse bu baax suñuy joxee réponse bu baax ñu am point yu rafet yu baax yu comme ça école bu nekk mun na am loolu am na ñoo xam ne nag am na ay élèves ñoo xam ne te tout le temps suñu posé question rek ñu joxe réponse bu baax am na ñoo xam ne nag duñu joxe réponse bu baax foofu lañ ko nañu calculer point yi yëpp ñu seet ban école moo raw beneen bi loolu lu rafet la parce que dafay tax xale yi ñoo xam ne seen réponse baaxul ñu ne mii suma xarit bi ñoo bokk école moom dafay suñu ko laajee rek lu ñu ko laaj rek mu joxe réponse bu baax man tamit war naa def lu mel noonu à ce moment là moom war na non seulement lu mu war a ne nu muy nekkee ci classe bi daf ciy def xel mu déglu mu yem mu def xelam yépp ci lu maître bi lu mu koy jox di jàngale loolu nag su amee noonu moom tam dina xam ne beneen yoon suñu dajee lu ñu laaj xale bi moom mu dem moromam bi ñu jom réponse bu baax moom tamit dina jëm dem joxe réponse bu baax a baax loolu nag mooy émulation. ko ngeen dégg mbokk yi mooy Alpha Bari nekkoon ki teewaloon association parents d'élèves yi ci bés bi nga xam ne moom lañ doon lancé xayma xam-xam ci élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi diwaanu Ziguinchor mbokk yi foofu la ñu ndar keppee pàcc bu njëkk bi ñaareelu pàcc xibaar yi léegi lay doon. xamee ngeen bàkk bi dañ koy tàmbale ak xibaaru bitim réew soxna Alimatou Diallo moo ñu koy yeggee. fay naa la Moussa ñu dooree yi xabaar bitim réew ca Mali ci dimanche bi wees kii di Mahmoud Dicko nekk njiit du Haut Conseil islamique ak shérif bu localité malienne bu Nioro ñoo amaloon benn ndaje ca stade bu Bamako ngir ñaawlu doxalin nguur Mali bi gannaaw bi loolu amee ba noppi lu ëpp juróom benn téeméeri junni nit fekk ji nañ leen ci ndaje boobule ñu dem ca Côte d'Ivoire kii di seen njiitum réew di Alassane Ouattara moo ngi ca Addis Abeba maanaam Éthiopie ngir teewlu fanweer ñaareel sommet de l'Union africaine mu nekk nag
invité Afrique bu RFI Alassane Ouattara nag moo ngi door a yee yàbbi ci démission Guillaume Soro ca boppu présidence bu assemblée nationale wax na tamit ci acquittement bu Laurent Gbagbo bi nga xam ni waa CPI ñoo ko amaloon mu daal di waxaat it ci élection yu jaxasoo yi nga xam ni amoon na ca RDC te Félix Tshisekedi amaloon ko ñu dem ca Venezuela ngir yeggali suñu xabaar bitim réew yi kii di opposant bi Juan Guaido te mu nekk président bi nga xam ni moo fal boppam moo daal di woote ndaje gu rëy ci talaata bi waaye li gën a fës ci mbir mi ndimbal boobu nga xam ni waa États-Unis moo leen ko jagleel te ñu bloqué ko ca Colombie loolu nag mooy tax dinañ teg pression kii di président Maduro ci semaine bi yépp Moussa lii moo gënoon fës ci suñuy xabaar bitim réew. jërëjëf soxna Alimatu mbokk yi ñu song wàllum tàggat yaram ak Abbas Seydi. fayna la ñu dooree suñu xabaaru tàggat yaram ci lii di cadre des activités sportives de cohésion zone militaire numéro 5 moom moo daal di amal benn manifestation ak groupe opérationnel de la police de Ziguinchor mu doon benn cross bi nga xam ne amal nañ ko ci samedi bi ci juróom-ñeenti fan ci weeru février fële ca état major du groupement opérationnel manifestation sportive boobule ñi nga xam ne ñoom ñooy opérationnel militaire des armées de la gendarmerie nationale de la brigade nationale des sapeurs pompiers ñoom ñoo daal di bi xew-xew bi ni mel si biir loolu léegi kii di gouverneur bu Ziguinchor dafa daal di rafetlu jëf bi ni mel gannaaw bi nga xam ne doon na loo xam ne dafay tax mu am booloo ak juboo ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi ñu déglu kii di gouverneur Ngagne Diouf ak suñu naatango Binta Traoré. waaw kontaan ak mbégte ci li nga xamante ne zone militaire numéro 5 def na ko tey mooy organiser cross bu mel nii mu nekk li nga xamante ne def bokk ci activité yi nga xamante ne le colonel Khar Diouf moo ngi koy def ci boppu zone militaire bi te force de défense et de sécurité yëpp bokk ci ñu sant rek di gërëm le colonel Khar Diouf di féliciter également di ko gërëm le commissaire Ka bi nga xamante ne moo nangu jël en charge organisation bi te gis ngeen nu mu rafetee ñu jàpp rek ci activité tey bi ne dafay tax force de défense yi fi nekk police gendarmerie armée ak ñi fi nekk yëpp gën a ànd gën a juboo gën a xamante loolu dafay yombal seen liggéey sur le terrain ndax nit ñi bu ñu xamante liggéey bi dafay gën a yomb dafay tax aussi force de défense et de sécurité yi ak yeneen services yi nekk ci région bi ñu gën a xamante mais au-delà dafay tax nag éléments yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sur le terrain ñu mën a génnee seen stress am occasion véritablement pour défouler wu également am occasion pour daw gën a defaraat seeni wér-gu-yaram. ñu waxtaanee léegi lii di football gannaaw bu ñu footballé li nga xam ne moom mooy manche aller de la ligue sénégalaise de football pro kii di AS Pikine Stade de Mbour da ko daal di bett gannaaw bu mu ko dóoree si ñaari bal ci benn ñaari tali Linguère bu Saint-Louis ñoom def 0 bi partout Ndiambour moo daal di jël ndam li si kanam AS Douane si ñaari bal ci dara Mbour Petite Côte moom tamit ndam demul ndam dikkul digganteem ak Jaraaf Casa Sport tamit def na 1 bi partout face ak US Gorée Dakar Sacré-Cœur moo daal di jël ndam li ci ñaari bal ci benn ci kanam Teungueth FC ñu joxe li nga xam ne moom mooy classement yi gannaaw bu ñu fubali fukk ak ñeenteel journée bi AS Pikine moo jël première place bi si ñaari fukki poñ ak juróom Génération Foot mu topp ci si ñaari fukk poñ ak ñaar Teungueth FC si ñaari fukki poñ ak ñaar Dakar Sacré-Cœur moo jël 4e place bi si ñaari fukki poñ Casa Sport moom moo daal di jël 5e place bi gannaaw bu mu amee fukki poñ ak juróom ñeent li ma doonoon suñu xabaar yi gën a fës si wàllum tàggat yaram. jërëjëf Abbas Seydi mbokk yi ci kàddu Abbas yooyu la ñuy ndar képpe suñu ëttu xibaar yi li ci gën a fës ak ñu fàttali leen ko. mbokk
bokk na di ñu gën a yaatal ci xibaar yi kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb jigéen ñi nekk ci Casamance di wut jàmm ñoom nag daal nañ jébbal ab këyit ñaari candidat yi nga xam ne ñoo njëkk a ñëw ci diwaanu Ziguinchor muy professeur El Hadji Issa Sall ak maître Madické Niang ñoom nag jox soxna yooyu dalanoon leen ngir laaj leen rek li nga xam ne rek mooy seen bëgg-bëgg mooy maanaam bés bu ñu faloo ñu def seen kéemtalaay kàttan ba nga xam ne bi lii di wutum jàmm ci Casamance mu doon loo xam ne luy sax lay doon dégg ngeen ki nga xam ne dégg ngeen leen ci biir xibaar yi kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb ñiy liggéey ci bant ci diwaanu Ziguinchor muy menuisier yi ñu ngi ñaawlu dogal bi nga xam ne jógal jël nañ ko maanaam tere daggum bant bi nga xam daa am ñoo xam dañ leen koo may am ñoo xam dañ leen koo tere ñi ñu tere nag muy ñoom daal nañ ci gis ne ñoom ñoo ci gën a sonn ba tax na daal ñi ngi ñaan ki nga xam ne moom mooy kilifa réew mi mu xoolaat bu baax dogal boobule lancement wu compétition génie en herbe ba amaloon nañ ko samedi bi ñu génn ca ci centre culturel régional bu Ziguinchor compétition boobu nag mi ngi dajale école yi nga xam ne ñoo nekk département Ziguinchor ba tax na kii di Souleymane Biaye di coordonnateur bi ñëwaat na ci njeextalu xayma xam-xam yooyu xam ne jagle nañ ko ndongo yi nga xam ne nag mooy zone militaire numéro 5 ak groupement opérationnel police Ziguinchor daan na leen tàmbali leen ñu amal ab cross samedi bi ñu génn ci état major groupement opérationnel cross boobu ne li ko tax a jóg rek mooy gën a lëkkale gën a jubóole ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange ji fii ci diwaanu Ziguinchor mbokk yi ñaareelu pàcc xibaar wàllu xibaaru bitim réew loon ak soxla Alimatu Diallo Abbas Seydi moo ñoo ñu jébbal li nga xam ne moo doonoon xibaaru tàggat yaram moo ñu may sax ñu ndar kepp suñu xibaar yi nga xam ne moom lañ doon dégg ci kàllaama Kocc Moussa Ndaw moo nekkoon ci addukaay bi Tons Dadi Didier Tons moo nekkoon ci wàllu xarala gi Cheikh Goudiaby moom moo nekk ci wàllu xarala yi bees tax ngeen ñu seetaan ci YouTube beek Instagram beek Twitter bi ak soxna Binta Traoré moom moo réalisé xibaar yi mbokk yi yeneen ëtti xibaar ne ci ëllëg lay doon ci waxtu bi jërëjëf